L'imam donc vient de pénétrer dans la mosquée et on entend des voix rendant gloire, grâce et hymne à Dieu. Donc, sans doute et incessamment, nous allons commencer la prière. Oui, on va la commencer tantôt. Okay. Mais, ce qui est extraordinaire, le grand serigne de Dakar, El Hadji Abdoulaye Diop Mokhtar, il est là, comme toujours bien habillé, mais il a un cachet particulier. Le président de la République est là, c'est la haie d'honneur. C'est un hommage à Dieu. C'est gloire et grâce à Dieu. Il est là, l'imam, le patron des lieux. di fàttali rek ne ñu ngi ci grande mosquée bu Dakar imam bi yegsi na. julli gi ñaari rakka la rakka bu njëkk bi juróom ñaari kabbar la rakku ñaareel bi juróomi kabbar la Allahu akbar 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غطاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. kon mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne ñu ngi ci grande mosquée bu Dakar ngir teewee li nga xamante ne moo di julli korité bi waa doyen Bachir gannaaw imam bu mu taxawalee li nga xamante ne moo di ñaari rakka yi ba pare loo mën a xaar ci li nga xamante ne moo di xutba bi mu war a joxe. nu moo di rek wéetal yàlla bàkk ko sant ko bu ko defee itam mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax lu jëm ci bés bi waaye nag wax ak julli ñi itam ci xew-xew yi ak jikko yi loolu warugaru yëlimaan la ma ngoog nag gannaaw bi mu jullee ba pare mi ngi saafonte di nuyoonteeg kilifa yi fi teew ndax bi mu ñëwee moom li dégmaloon ci moom rek mooy dem wuy ji boromam rek def na ko ba pare léegi dinañu déglu insha allahu xutba bi bu ko defee
yi si am yépp nag mu doon lu dinañu mën jëriñ ba mën fay dellu seeti ndax xutba dafa bokk ci julli gi naka noonu jumaa itam xutba jumaa bu amul xutba jumaa amu fa loo tax xutba bi dafa gis nga jigéen ñi génn nañu yeneen bi daan na leen génne même ñi nga xam ne duñu nekk gisoon réegal nekk ci baax yeneen bi daf leen daan génne waaye daf leen daan ber ndax nee na li nekk ci xéewal ci bés bi naka ñëpp teewe looloo tax gis nga jigéen ñi génn nañu beru noonu la ndax yeneen bee ko jàngale. waaw mais doyen mu mel ni am na ñoo xamante ne déjà ñu ngi jóg loolu looy wax ci loolu. yàkkamte rek gis nga. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله مقلب الليل والنهار ليعمل فيهما المجدون ولينشط فيهما الخاملون والله عليم حكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اغتنموا كل أوقاتهم في فعل الخيرات والبر والصناع الجميل والمعروف أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه أيها الإخوة المسلمون لقد كان شهر رمضان شهرا فاضلا ملأنا نورا وزودنا بالتقوى وارتفع بأرواحنا إلى أنفاس الملائكة المقربين وكانت رحلته رحلة بعيدة المدى في بعث الروح وتحذيب الخلق وتعويد الصبر وتعليم القناعة والرضا وتمرين المسلم على أداء الصلوات في أوقاتها وتتريبها على الإكثار من نوافلها حتى يخرج من شهر رمضان عبدا ربانيا أو إنسانا ملائكيا يحظى برعاية الله ويسعد بمحبته ورضوانه فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعوذنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله فشهر رمضان كان مدرسة التعذيب والتحضيب ومدرسة الطهر والأخلاق ومدرسة المعرفة والرضوان ومدرسة القناعة والإحسان فطوبى لعبد ذاق حلاوة العبادة وطعم
استعمل إيمان وتمتع بطاعة الرحمن فتمسك بحبل التقوى وظل مقبلا على ماعدة الطاعة ولم يترك ذلك الطعام الطيب من رضوان الله حتى نال الدرجات العلى عند مليك مقتدر. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا بما كانوا يفعلون فمن كان مؤمنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أبدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey jii mooy bés bi nga xamee ne mooy bésu korite. bésu korite nag mooy bés boo xam ne araam na ku ci woor. xam naa ne ñépp génn nañ seeni miiru koor bi ñu lan ñëw muy weer woo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ñu ci defal guddi ak bëccëg. guddeeg bëccëg googu am loo xam ne moom la war a liggéeyal nit ñi nga xamee ne ñoo am xel ba fexe ba li mu santaane moom yàlla ñu teg ci seen tànk lu mu tere seen kemtalaayu kattan ñu jëm ko bàyyi. moo waral mu amal ci fukki weer ak ñaar jël ci benn weer tudde ko weeru koor bi mu ko tuddee weeru koor mu ne weer wi sama weer la lu ci nit def man la ko defal defalu ko kenn man la ko defal as-sawmu li wa ana ajzi bihi maa moom koor maa koy fayal sama bopp. weeru koor lan lay jëriñ dafa am école yu bari yu nekk ci biir weeru koor école bu ci nekk dafa am lu muy jàngal nit ki pour bu ci génnee doon nit ku mat sëkk koo xamee ne wéeruwaayam dootul doon ma sàmb dootul doon ma demb wéeruwaayam du nekk kenn ku dul yàlla. li tax wéeruwaayam du nekk pour ma sàmb du pour nekk pour ma demb mooy koo fi dem ci sëriñ bu mu mënta doon toog ci kanamam loo koy wax da nga naan ko sëriñ bi ñaanal ma kon sëriñ bi amul lu mu maye benn sëriñ amu fi lu muy maye sëriñ boo toog ci kanamam ne ko ñaanal ma rek yàlla lay ñaan comme yàlla la ñépp di ñaan yàlla moo ñuy wax li tax ab sëriñ mel ni mu mel ba bu ñaanee mu nangu li tax sëriñ mel ni mu mel ba mu ñaanee mu nangu lan la sëriñ fexe na ba yar bakkenam sëriñ fexe na ba yar bakkenam te dañ wax ne wan nafsu ka tifl in tuxmilhu sabba ala xubbi rada wa in taftimhu yanfatimi bakken moo gone gu tuuti guy nàmp ñoo yem xale buy nàmp bu demee ba toll ci ñaari at di jëm du dugg ñaari at suñ ko feralee dutul laaj ween mais suñ ko feralul ci ween mën na dem ba am ñetti at ñeenti at di laaj ween ni ñuy ferale nag xale ci weenu ndeyam noonu la ñuy ferale bakken ci li ko neex te neexul yàlla lu tax koo gis muy dox am na an nafsul ammaara bis su bakken boo xam ne lan lay digle lu bon rek
am na nafsul lawaama bakken boo xam ne li muy digle mooy yedde lii du sa cër war nga jomb lii waroo ànd ak ñii nga war a àndal waroo def lii nga war a def ñu ne ñaari bakken yooyu nag ci xeex lañu dëkk su fekkee ne nafsul amaara bi suu moo gañe bii digle lu bon fa mu lay jugal mooy daf lay yóbbu nga am tamsil basira mooy lan nit dañu wax ne ñaari gisukaay la am gis-gisu bët ak gis-gisu xol bokkuñu lu ñuy dox bët moo lay woon couleur yi moo lay woon pax yi mooy woon lii mooy lale mais basira mooy tax nga mën a nitee mooy gis-gisu xol mooy niteel nit te lamp moo fa nekk buy tàkk lamp boobu fa nekk di tàkk lañ ca bëgg mooy tax yàlla di nu xiirtal ci weeru koor lu ci waay man def ci lu baax nga def ko joxe ñam saraxe dimbaliwaate lu leen ñu def ko te moom mu tax bu taxul rek amul njariñ moo tax koor lii moo ko tax a jóg dañ ciy defaroo waaje ci pour fukki weer ak benn yi jëm ci suñu kanam ñu xam ne du ci weeru koor gi rek lañu war a nekk di góorgóorlu ci fukki weer ak ñaar lañu war a góorgóorloo mais du benn weer te nag li ñuy taxa jëm ca kanam du li ñu tubaab yi jàngal li ñu tubaab yi jàngal amu ci lenn lu ñu yóbbu ca kanam li ñu yóbbu ca kanam mooy li ñu yàlla wax yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko mu andi ko ci ñun bépp jàmm bu ñuy wut te teguñu ko ci siraatul mustaqim jàmm du am bépp jàmm bu ñuy wut te teguwul ci siraatul mustaqim jàmm du am siraatul mustaqim nag war nañ cee mën a tegu ñun parce que ñoo opté ne ay jullit lañu ba ñu yàlla waxee ne alastu bi rabbikum ñun ñëpp ñoo nangu woon ne ko ah kay yaay sunu borom qaalu bala ruu yépp ànd woon nangu ne yàlla mooy seen borom bi mu ñu andee fii ci àddina nag jox ñu xel mu wax ne wa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur lu tax mu wax loolu inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafur yàlla indil nañu ñaari yoon teg ne bii mooy bu baax bi bii moom baaxul yoonu iblis baaxul bi baax mooy ban képp koo xam ne ki am nga looy def te boo koy def bëgguloo kenn gis ko xam nga ne lu bon kon lu bon ñépp xam nañ lépp loo xam ne lu bon la ku koy def doo bëgg kenn gis ko la tax nga bañ kenn gis ko xam nga ne baaxul kon ku fi bon yow la neex nga bon dinaay wax xale yi ne leen xaalis dañu war a xam lan lay firi alxaalisu mooy lu sell alxaalisu mooy lu sell bi ñuy jëfandikoo turam mooy lu sell amul ci kenn ku muy dem lu dul la mu la fekkal la lay yokkal xaalis du soppeeku ku mu ñëw ci yow rek la mu fekkoon ci yow muy si yéene loolu la lay yokkal bu la fekkoon ngay saay-saay sa caay-caay yokk parce que am nga loo caay-caayee kon nañ foog ñu xam lan mooy xaalisu alxaalisu mooy lu sell du soppeeku dara mënu ko soppi kenn mënu ko soppi fu mu dugg rek la mu fa fekk lay dolli kon pour ñu xam ñu baax ñu yomb na koo xam ne loo am ci po nga koy yóbbu ku la wax ne ku baax lan lay nax waaye koo xam ne loo am yaa ngay xool li yàlla moom nga def ko ci ku la waxul jërëjëf it continuer ci loolu te xam ne yàlla lay fay kenn du la fay man amila saalihan fa li nafsi
wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ku def lu baax la nga def defaloo ko ma sàmb defaloo ko ma demb sa bopp nga ko defal ku def sofaan ba nga def defaloo ko ma sàmb defaloo ko ma demb sa bopp nga ko def kon jàmm mënul am te jàmm ji teguñu ko ci siraatul mustaqim ku bëgg jàmm da ngay tegu ci siraatul mustaqim moo tax yàlla andil ñu julli ñu ne lu tax julli ñu ne assalaatu tanha anil faxsaai wal munkar lu salte lu ñaaw lu beggandi luy dindi sa personnalité luy dindi sa dignité luy tax foo waxe ñu ne cam julli da koy tere kon ñun ñëpp suñu nuroowul kon dañu seet suñu bopp li salaati maahiyatun julli dafa am le pourquoi julli lan la kenn ku nekk fa nga nekk da ngay xam ne yaa ne jullit nga jullit ne man koo xam ne da nga ne ab jullit nga da nga may def man julli lii waru la mooy lan fen waru la sàcc waru la jël alali jàmbur waru la atte lu dul dëgg waru la mayeloo moomul waru la dem foo warul dem jaaduwul ci yow wax loo warul wax deful jaaduwul ci yow jaxase ay nit jaaduwul ci yow loolu julli da koy tere jullit bu ne asalaatu tanha anil faxsaai wal munkar lu salte lu ñaaw lu beggandi luy dindi sa personnalité luy dindi sa dignité luy tax foo waxe ñu ne cam julli da koy tere kon kuy julli te ñu jote yaa leen boole seetaatal sa bopp doo jullit yaa ngi julli mais julleeguloo parce que farata yi nekk ci julli yëpp soo gisee yàlla def ko ci pour seetlu ndax ñun ñii suñu diggante ak moom dinañ ci def ak njublan moo tax mu def ci julli ay farata yu bare ngay gis nit koo xam ne day julli bay bëgg dee fekk mësula julli benn yoon an taabuda allaha ka annaka tara allaha fa in lam takun tara allaha fa allahu yaraaka julli loolu la wax booy julli da nga naan yàllaa ngi nii ma janoo yow bii julli yaa naan yàllaa ngi nii ma janool président buy julli loolu la ñu wax mu wax ko danaan yàllaa ngi nii ma janool su demee ba ne moom mënul gis yàlla mu ne man président miy julli yàllaa ngi janoog man noonu la ñuy julle yàllaa ngi gisuma ko mu ngi may gis lu tax wasi'a kursiyyu samaawaati wal ard chaise yu yàlla bi mu toogee moo ëpp asamaan yi juróom-ñaar ëpp suufi juróom-ñaar loolu li nga ciy dégg da ngay dégg ne yàllaa ngi fépp yàlla mu ngi fépp ki nekk fépp nag kenn mënul def lu mu fekkewul moo tax julli bari farata te nag farata yi ci gën a sew mooy siggi ci rukkoo farata bi gën a sew ci julli mooy siggi ci rukkoo al rafu minhu wa tumaanina al ictidaal wa tumaanina da ngay siggi ba jub xocc ne tekk boobu farata la jub xocc farata la mais ne tekk boo sikkee ba pare farata la kon ñaari farata ñoo daju foofu am na ñoo xam ne du seen digg sax du jub ñu yegg suuf bu ñu yeggee suuf seen bopp sax du jóg ba toog mais foofu dinañ fa dóor ñaari rakk comme ginaar bu nekk ci walu di cof te nee nañu ay jullit lañu kooku xam nga ne su la waxee ne dina màndu ci digganteem ak nit ñi waxul dëgg ki mënul màndu ci digganteem ak boroomam su la waxee ne dina màndu sama diggante ak sama moroomu nit waxul dëgg kon julli loolu lay jariñ li salaati maahiya dafa am le pourquoi bi mooy booy julli da nga naan yàllaa ngi ma janool gisuma ko mu may gis te ku gisul yàlla mu di la gis nag waaye sëñ bi war nga bàyyi xel nag ndax moo ne wax ne arrifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni yàlla moo ne xam leen ma ba pare
soog maa mën a jaamu su ngeen ma xamul ba pare du ngeen ma mën a jaamu ñu bëgg a jaaxle mu ne arif nafsak taarif rabbak fexeel ba xam sa bopp yow nit ki fexeel ba xam sa bopp ku xam sa bopp xam ku yàlla ku fi judd rek toll nu mu toll ñun ñëpp kenn juddu fi rek toll ni nga toll am na fu ñu yàlla jaar rek kon xam nañu ke ñu jaaral foofa ba ñu xëy judd muy def li muy def ku judd rek mën a nàmp ku la xamal nàmp ku ñu defal paak yi nekk ci suñu gémmiñ ku ñu defal kuur yi nekk ci biir gémmiñ gi ku ñu defal teen bi nekk ci biir gémmiñ ba loo lekk mu tooy booy wanaasu doo fot ku la defal teen boobu kan la yàlla ndax kenn mën na koo fay moo tax kenn du dugg aljana ci loo fi def ku fi dugg aljana rek ci yërmandeem nga fa dugg kon ku ngeen yaakaar ku ne yàlla la yaakaar kon nañu góor-góorlu ci lekk lu lew kuy lekk lu lew loo ñaan mu nangu sëriñ ci lekk lu lew moo tax ñuy ñaan mu nangu doomu sëriñ bu fi dul lekk lu lew it boo ñaanee du nangu maa ko wax de doomu sëriñ bi fu dul lekk lu lew soo ñaanee du nangu ku ñu mayit loo xamee ne lii lew la nga jël ko te xam nga ne lii yëfi jàmbur la ñu may la ko nga jël ko soo ko lekkee loo ñaanit du nangu kon loolu mat na xam li tax li ma leen doon wax léegi sànq ci koor école yi mu am na école boo xam ne ña fay génne la mu leen di jox teggin ak ñu am yar bu mat sëkk ci koor lañ koy jële école boo xam ne daf lay setal sa basiira ba lëndëmoon sa xol ba nga xamee ne bii ay cuxu bàkkaar yu ndaw nga fa defoon ba leer nga fa nekkoon ndeñ boo góor-góorlu ci koor yàlla daf koy raxas ba mu set wecc nga nekkaat nit koo xamee ne kii nit ku am li ñu soxla ci moom nga dina la jox ay jikko yu rafet moom koor dina tax nga xàmme koor dina tax nit xàmme te yàlla dafa wax ne wa laa yastawi alladina yaalamuuna walladina la yaalamuun yàlla nee na ñi xàmme mënuñu yem ak ñi yem ci xam kese te xàmmewuñu ñi xam kese mënuñu yem ak ñi xàmme léeg-léeg ñu gis waaye ju sol mbuba mu rëy ñu ne boroom xam-xam la bu boobaa nag mën nañoo indi xissa mbaam dafay dox ci biir àll bi ba yàgg rek mu gis gaynde gu dee mu fulli deru gaynde ga sol woo rabi àll yépp ñu ñëw wër ko moom mbaam mu bëgg nekk buur ci seen biir mais nag mbaam ngonk ñi xam mbaam ngonk xam nañu li mu mën ŋaax la man te bu ŋaaxee la ŋaax ba du yem ci ŋaax kese am na leneen lu cay topp lu jóge ci gannaawam ba mu bëggee gaynde-gayndalu faf ŋaax rabi xàll yi xam ne kat ndeketi waa ji ki ñu doon màggal du waa ji naar bi ne fa kam min unaasin ka hada albahimi sigaaru l uquli tarawhum kibaara wa in yatakallam yabin sirruhu lmuxatta fa yabdu ximaara ne aka bëri ci nit ñi ñoo xamee ne bu ñu solo ba génn boo leen séenee rek nga ne waajàng waaye bu waxee rek nga ne cam la daloon mbaam rek koy dal laysa aljamalu bi athwaabin tuzayyinuna aljamalu jamalu alilmi wal adab li ñu soxla ci nit du mbuba mu xam-xàmmee am lu mu jomb
loolu lañu soxla ci nit. nit ku jombul dara doo kenn. est-ce que dégg ngeen bu baax. nit ku jombul dara doo kenn. te nag yàlla moom yëfam mooy seet ñu ko neex kenn ku nekk mu dénk la mu la dénk. la mu la dénk nag la mu la ca sante mooy nga fexe ba la la ca war nga def ko. kon mu ngi bëgg a gudd te am na ñoo xamee ne ñu ndekkeeguñu ñu sant Sall ak ñu sant Mbay ak ñu sant Wadd ak ñeneen ak ñeneen ndekkeeguñu kon léegi dañuy jéem a gàttal affaire bi waaw di gërëm président di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiqul ilaahi ñu ngi gërëm ambassadeurs yi fi nekk yëpp collectivité lépp ñu ngi leen di gërëm jiital ci seen biir le grand serigne de Dakar am na lu ma la waxoon président loolu ñu ngi koy séntu waaw leneen li mooy yow la yàlla teg fii ci boppu réew mi nit ñëpp dañu am yaakaar ci yow te am na yoo xamee ne kenn du ko wax ci kaw mais ci suuf lañ koy wax bëgg nañ ñu nga fexe ba ñu gisi ñun ñooñu ñu am lu ñu wax ak yow parce que yaay suñu kilifa duñu wax li ñu bëgg ci kaw ñun duñu takk sagar bu xonq lu ñu def dara dañuy gunoog yow secret d'état état day am secret te du lu xew ci état ñu wax ko ci mbedd mi suñu déggee ñu di ko wax ñun dañuy am kersa ñi jàngi woon tubaab xanaa xamuñu luy secret secrétaire secrétaire ñun jànguñu tubaab de dañuy secret na ci ñëpp noppi mais lépp loo xam ne lu xew ñu wax ko ci mbedd mi lu dul secret réew kenn du ko yore lépp ñëpp xam li xew te nag yéen a wax ne jàmm lañ bëgg ci réew mi jàmmaa ngi fi mais nag li yokk jàmm ji nañ ko def kenn ku nekk nañu xam yaay kan te nag état fexe ba kenn ku nekk la nga moom mu ñoŋalal la ko kenn ku nekk la nga moom na la ko état ñoŋalal parce que ci loolu la jàmm ji nekk kon ñu def ñaan doy na de am na sama mbokki taalibe yoo xam ne yi mënuma leen bañ a ñaanal sama doom baay mu ngi nii toog baay defal yàlla ak sama mbokki ambassadeurs yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyoo di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi may leen wér waaw sama xarit sama doomu ndey sama dëkkandoo Cheikh Tidiane Gadio mu ngi nii maa ngi moom ñoo bokk dëkk fële ci yàq jëf toxu na waaye toujours mu ngi saxal loolu ñu dëkkaale woon yal yàlla defal ko tawfiq yal yàlla jàppale ñépp am na xale bu ñuy wax Habib Touré ak Cheikh Tidiane Touré ay doomi daara lañu parce que daara yi am na lu ci xew ñooñu ay doomi daara lañ boo demee fële ci Colobane ñoo fa nekk librairie ba fa nekk ñoo ko fa taxawal di si def lu nekk lu baax te mosuñoo dem école ay magasin yu bari lañu yor te daara kese lañu génne kon ñun waa daara da ngeen ñu bàyyi xel man mii di wax ak yéen président Fane Gële Kankoloden foofu laa doonoon taalube wallahi alazim li ma jàng lépp foofu laa ko jànge suñu daara jooju la fa génne tey ci ay fonctionnaire kenn xamul lu mu toll nekk éducation nationale xale bii firi fii alquran ca daara jooju la génne dañ daan lekk yalwaan mais nag dañu amoon heure parce que taalu bi dëggantaan bu nekkee ci daara day jàng 10 heures xale bi bu laa ni bu xëyee suba yalwaani 10 heures 10 heures et demi bu ñëwee dañ ko duma parce que tari na bindal nañ ko bind boo xam ne dafa war a ñëw jàng ko ba 1 heure bu ñuy nodd gu jëkk mu dem yalwaane añ si ngeen xamoon li nekk ci ceebu yalwaan ni mu neexee président grand sëriñ nee na waxtu bi non grand sëriñ wàcce naa xut bi ba pare bàyyil ma daaneel yalwaan ceebu yalwaan dafa neex te moom lañ daan reere de bu ñu xëyee loolu desoon ci bool yi moom la ñuy dajalewaat tàngal ko xam naa sax xamuleen nu ñuy tàngalee ceeb bu forox waaye beneen yoon tabaskee ma wax leen
kon ñu ñaan ñu jàng salaatul fatiha fatiha kursi yu qul wallahu ahad qul a'uuzu bi rabbil falaq qul a'uuzu bi rabbin nas salaatul fatiha def ko hadiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla defal ñu tawfiq ilaahi yal na yàlla naatal réew mi yal na yàlla dëppale xol yi mën na ko sañ na ko yal na yàlla defal ñu ko te nag liy xew ci réew yëpp nag du fi xew de parce que suñu éducation de base amul fenn fii rek la am al afdal al ahsan al akmal mag ñi de suñ ne lii baax na mag ñi dañ naan jël leen li gën a baax ku jël li gën a baax boo daanoo yaa ngi jëm ci lu baax buñ ne lii rafet na mag ñi ne jël leen li gën a rafet ku daanu ci li gën a rafet yaa ngi jëm ci lu rafet buñ ne lii mat na mag ñi ne jël leen li gën a mët ku daanu ci li gën a mët yaa ngi jëm ci li mët kon li yàlla santaane ba àddinay tukki waa Sénégal duñ ci génn suñu éducation de base foofu la ko mag ñi teg kon yàlla fayal ñu mag ñi te ñu nit ñu jéem a xam ne am nañuy royuwaay ñu jéem a roy ci ñoom suñu ko defee yegg salaamaaleykum wa rahmatullah yàlla nangu bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghayri maghdubi alayhim كفانا الله من الصباح كيد الخلاق للرواح والحفيظ المانع السلام هدى الهدى أصمع الهدام يا حي يا قم سنة كما سنت النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم صراط من الصراط يلا ننقل بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم bu mel ni nag ne déglu nañ li nga xamante ne moo di xutba imam Alioune Moussa Samb mi nga xamante ne dellu si na si njëriñu korité naka noonu daal dinay wax ci njeexital bi nga xamante ne korité moom la war a am ci doomu aadama ci wàllu jikko ci wàllu melokaan ndaxte korité bi doonul loo xamante ne rek ne gannaaw ba nga ko defee ba noppi da nga war a dellu si ni nga meloon ba tax na imam bi daal di dellu si di xamle ne li nga xamante ne moo di jikko yi war nañ ko gën a rafetalaat gën a ñaaxaat ndaw ñi ci seen borom waaye tamit gën a rafetal suñu digganteeg suñu dëkkandoo bu ko defee lépp loo xamante ne dañ ko bëgg rek yàlla yombalal ñu ko naka noonu imam Alioune Moussa Samb daal dinay dellu si tamit si beneen point boo xamante ne bu am solo la mooy li nga xamante ne moo di wàllu jàmm nga xamante ne jàmm moom fu mu amul daanaka dootal dara ba tax na daal dinay def ay ñaan tamit jëmale ko ci fànn boobu bu ko defee ñu ñaan yàlla rek yàlla na yàlla nangu ñaan bu ko defee musal ñu si cat musiba ak balaa ba lépp loo xamante ne def nañ ko ci xeetu ñaan ci korité bi yàlla na ko yàlla nangu yàlla def tamit suñu réew ak bépp réew yi nekk ci àdduna bi yëpp yàlla na fa jàmm sax fitna bi nga xamante ne ñu ngi koy ràññee jamono ji ci réew yu bëri muy lëmbee ay réew yu bëri yàlla nañ ci yàlla musal ñaan yàlla tamit ci réew yi nga xamante ne ñu ngi ci fitna yàlla na leen yàlla delloo ci seen sago ba lépp loo xamante ne ñaawteef la wala fitna yàlla na ko fa yàlla jële di wax rek nekk lu des rek mooy président de la république moom la ñuy négandiku pour déglu li nga xamante ne moo di son message bi muy faral di amal jagleel ko ñi nga xamante ne moo di sénégalais yi si korité wala tabaski muy message boo xamante ne nag message yu déwénati la comme ni mu koy faral di amalee depuis bi nga xamante ne mu ngi ci bopp réew mi fi lay amalee li nga xamante ne moo di julli korité waaye tamit julli tabaski naka noonu bu ñu jullee ba noppi nag président de la république day wax ak ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yi daal di leen di wax déwénati baalante ñoom ak daal di leen baal waaye tamit di amal al ñaan ngir li nga xamante ne moo di yan bi ko suñu borom dënk doon lu oyof ci moom bu ko defee bu oyofee ci moom rek daal di oyof tamit ci sénégalais yëpp ndaxte gaal bi moom ni mag yi di faral di wax rek ne dafa nekk gaal boo xamante ne ñun ñëpp ko bokk kon nañ ñaan yàlla ñun ñëpp mucc bu ko defee bu ñëpp muccee rek lépp daal di jaar yoon xam naa rek d'un moment à l'autre dinañ am ki nga xamante ne mooy le président de la République et je profite de l'occasion pour procéder à la lecture de ce communiqué de presse du pôle de communication de la présidence de la République à l'occasion donc de la célébration d'Aïd-el-Fitr. Le chef est un jour de fête pour l'islam. Numéro 2016. L'islam a élevé au rang de précepte la concertation. Vous avez récemment pris l'initiative d'une concertation au sein d'un dialogue des forces vives de la nation. Où en êtes-vous et quelles sont les perspectives de ce dialogue? Je vous remercie. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala
l'opportunité d'être là ensemble pour lui renouveler notre adoration. L'occasion est propice d'implorer son pardon et prier afin qu'il raffermisse notre foi et éclaire notre chemin. Je me réjouis que la communauté musulmane du Sénégal, dans son ensemble, ait célébré l'Aïd el-Fitr, la Korité, dans l'unité et la cohésion. Je rappelle que nous sommes un même peuple, un même pays, partageant une même foi. Plaise Dieu nous fortifier dans cet élan partagé. Le mois de Ramadan est un mois de pardon et de communion. Ce sont des valeurs partagées par notre peuple dans sa culture propre et sa longue histoire. Ce sont ces vertus qui cimentent notre communauté de destin et font de notre nation une terre de bon voisinage et de tolérance, une terre de paix et de solidarité. Voilà pourquoi au moment où nous célébrons cette fête de l'Aïd el-Fitr, je voudrais exprimer ma solidarité au peuple frappé par le terrorisme. Hier encore, c'est dans la mosquée du prophète Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médinatul Munawwara qu'ils ont agi. Ils agissent partout pour semer la mort et la désolation. Nous devons nous mobiliser contre ce fléau. C'est un combat de la vie et c'est un combat que nous devons gagner. L'État, en ce qui le concerne, a pris toutes les dispositions. Mais la lutte contre le terrorisme est d'abord le combat de tout un chacun. C'est le combat aussi des citoyens qui doivent participer dans l'effort de défense du territoire national par l'information, par la communication et par la collaboration avec les services. Et je présente les condoléances du Sénégal à l'ensemble des pays qui ont été frappés. Et aujourd'hui, que ce soit dans les pays musulmans, que ce soit en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Asie, en Afrique, partout, cette haine sème la mort et la désolation. Nous devons exprimer notre solidarité et faire face à ces fléaux. Revenant à votre question, je voudrais dire que le dialogue, pour moi, est une option de gouvernance. Et c'est ce qui explique la trajectoire de la concertation que j'ai instaurée depuis 2012. La concertation, la consultation, déjà mise en œuvre dans les réformes phares, réforme de l'éducation nationale, réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, réforme dans la santé, réforme de l'administration, réforme dans la décentralisation, réforme foncière, réforme des institutions et récemment le dialogue national qui englobe dans sa dimension globale à la fois le dialogue politique, le dialogue social et le dialogue économique. Vous le voyez donc, le dialogue, la concertation et la consultation constituent une démarche préalable à toute réforme. Et chaque Sénégalais doit œuvrer pour le renforcement de cette culture qui élève ce qui nous unit et atténue nos différences. Je voudrais, avant de terminer, réitérer mes prières à tous nos guides religieux qui ne cessent par leur dévotion de prier pour notre pays. Je saisis l'occasion également pour exprimer une pensée affectueuse à nos compatriotes dans les hôpitaux et à ceux de nos compatriotes privés de liberté en ce moment de fête et de communion. À tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises, je souhaite une excellente fête de Korité. Monsieur le Président, en décidant
en décidant d'éradiquer la mendicité infantile dans l'espace public, avez-vous le sentiment d'accomplir un devoir social, humanitaire, ou simplement avez-vous choisi d'investir dans l'avenir? Je vous remercie. Je pense que tout le monde a constaté que depuis quelques jours, j'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour mettre un terme à cette image insoutenable d'enfants abandonnés dans la rue. Je ne dirais pas les enfants de la rue, mais les enfants dans la rue, parce qu'il n'y a pas d'enfants de la rue. Tous les enfants ont la même dignité. Ce n'est pas parce qu'ils sont issus de milieux pauvres ou modestes qu'on doit les laisser à la merci de la rue. Ce n'est pas une question religieuse, puisque les vrais daras qui enseignent ne laissent pas leurs talibés traîner comme ça, en pleine nuit, en pleine journée, et ça c'est une image que nous avons décidé d'arrêter. Je disais donc que tout le pays doit se mobiliser pour que cette image de désolation, cette image qui trahit la dignité de la personne humaine ne soit plus une réalité dans notre pays. Cela n'a rien à voir avec l'islam. Quant aux écoles coraniques, nous devons les soutenir. L'État est prêt, après un recensement précis et exhaustif, à apporter son soutien. Mais les citoyens aussi doivent apporter leur soutien à ces écoles qui sont dans les quartiers pour soutenir les maîtres coraniques, soutenir les écoles, en plus des efforts de l'État. Je disais à l'imam tantôt, qui est très pédagogue, que le tiebou yalwan, comme il dit, mieux vaut quand même préparer un bon tiers pour les talibés au dara que de mélanger le mafé, le soupou kandja et tout ça, pour la santé des enfants. Donc nous allons vraiment travailler, non pas dans un esprit de répression, bien sûr, ceux qui continueront à vouloir s'adonner vont s'exposer à la rigueur de la loi. Mais pour le moment, il s'agit de pédagogie, il s'agit de travailler ensemble pour éradiquer en fait l'exploitation des enfants. C'est de cela dont il s'agit. Donc, je demande que toute la communauté nationale se mobilise pour développer la solidarité à l'égard de ces écoles qui travaillent bénévolement et qui instruisent des enfants afin qu'ils puissent bénéficier du soutien et de la solidarité. On doit organiser la solidarité. Ce n'est pas comme ça dans l'anarchie de la rue que cette solidarité se fera. kon ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi dina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëwaat tey di yokk suñu ngëm-ngëm ci ki nga xam ne mooy suñu borom ndax mu jéggal ñu suñuy bàkkaar te it ñu sant li nga xam ne may nañu ñu fekkee waat julli ji ren ñaan yàlla yal nañu may ñu fekkee waxtu wi déwén te ñu yokk di sant nag mbokk Sénégal yëpp di am mbégte itam ci li nga xam ne yàlla defal nañu ba ren ñëpp bokk nañu bés bi julli ko tey muy bésu korité ndax ñun ñoo bokk réew mi bokk ngëm-ngëm li kon lépp loo xamante ne lii lu ñuy boole la lu ñu war a màggal la lépp loo xam ne lu ñuy féewale la war nañu ko moytu maa ngi sant imam ratib imam Raj Alioune Samb ci kaddu yu am solo yu mu fi wax ci jikko doomu aadama ak li nga xam ne jullit bi war na di ko moytu te loolu mu waxal ko boppam waxal ñu ko ñun ñëpp muy valeur yi nga xam ne moo war a nekk valeur bu jullit bi doxee ginnaaw loolu nee naa Sénégal réew la moo xam ne suñu borom moo ci def barke ndax tey jii àdduna bi yëpp dafa jaxasoo ci ñoo xam ne dañu jóg ne dañu am gis-gisu seen gis-gisu bopp gis-gis boobu nag dañ koy tuddee l'islam waaye ku ne xam na ne l'islam du doxale noonu dem ba ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rey ay doomu jàmbur di éclater sa bopp ci bomb boo ne jullit nga ñun gëmuñu jullit boobu di dem di rey ay liir ay mag góor jigéen ba si ñuy julli ci jumaa
ba pare nga ne da nga koy def ngir lislaam kooku xam nga ne propagande la ñaawlu nañ ko amul nag tey réew mu mu tëb wax boo demee Europe France Belgique Amérique Canada réew moo dem Arabie Saoudite Irak fu ne Mali Nigéria fu ne tey bomb yaa ngi éclaté ci ñoo xam ne dañu jàpp ne ñoom nee nañu ñoom ñooy état wu islam ñoom ñoo yor diine te diine la ñu doxal loolu nag day xajamal image u l'islam te l'islam diine jàmm la tey jii ñun l'islam bi ñu donn te mu nekk ci Afrique nekk ci Sénégal daanaka ci junni at ren ak lii ñu gis tey du benn kon ñun mënuñ nangu lool réew mi nag état bi moom dana taxawaay yi ko war mooy kaaraange incha allah waaye pour mu gën a baax faaw ku nekk nag la ngay gis ci sa bërëb ba ngay dund ci sa jàkk ci sa quartier ci sa dëkk loo gis lu bees lu méngoo ak la fa daan am nga teel ko signal parce que loolu tam mooy kaaraange réew li ci des nag boo xisee wax li ci des mbirum état la te loolu dañ ci taxaw ba mu mat sëkk ginnaaw loolu ñu ngi sant kilifa diine yi ci réew mi ndax itam Sénégal fu xel yi jaxasoo seeni kaddu seeni ñaan dana delloo ci xel yi kon ñooñu tam war nañ leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi lu yàgg may leen wér ñaanal réew mi ñaanal Sénégal nawet bi ñu dëgmal nekk nawetu jàmm yàlla def ci barke ñaanal ñi nga xam ne dañu wopp tëdd ci l'hôpital yi walla seeni kër ak ñi nga xam ne yoon daf leen teg loxo yàlla may leen ñu génn ci jafe-jafe yooyu bu loolu weesoo li ma ci yokk mooy fan yi gis ngeen doxalin bu bees ci wàllu gone yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd yi léeg-léeg nag ñu naan leen ay taalibe waaye du rek ay taalibe ñoo nekk ci mbedd bi booy xool sax taalibe dëgg-dëgg mënul nekk tey ci mbedd di dox suba ba ngoon ndax taalibe buñ koy wax mooy taalib mooy ki nga xam ne day jàng kon nag kiy jàng mënul nekk ci mbedd guddi ak bëccëg ne day yelwaan te dafa mel nu donc ndaw ñi la ñuy jël di leen liggéeyloo te loolu xel mayewu ko yoon mayewu ko diine mayewu ko kon loolu lañ ne nañ ci taxaw mbedd mi dañ ko war a defaraat moo tax ñu jël ay matukaay pour que ñëpp ñi nga xamante ne ay xale yu ndaw la ñuy jël di leen teg ci mbedd mi kuñ si gis danañ la yóbbu ci bërëb yi nga xam ne moom la nguur gi defar ñu dalal leen fa xool fu ñu jógee xool fu ñu bàyyeekoo xool ñuy waajur yi toppatoo leen su ko defee ñu pare xool it nu ñu leen di delloo te waajur yi bu dee nag ci ay daara la ñu nekk ñu fexe ba daara yooyu ñu recenser leen xam leen jàppale leen ci ni ñuy mën a maanaam yore ndaw ñi waaye itam maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi ci quartier yi ku si ne boo amee ab daara sawet wax dëgg yàlla ñuy yokk solidarité bi maanaam dimbalante bi ngir kenn du soxla dem di wuti ci biti la ngay yelwaan jamono bañ ko daan def ak jamono jii daf dul benn ndax léegi saay-saay yi dañu bëri ci mbedd mi jikko yu bon yi dafa bëri kon gone yi mënuñ leen bàyyi rek comme ça abandonné leen loo xamante ne du mën a nekk ëllëg seen njëriñ du mën a nekk njëriñu réew mi loolu tax maa ngi yokk ñaan képp koo xam ne am nga ci taxawaay nga wax ci walla nga jëf ci ngir ñi ñu war a jàppale ñu jàppale leen ngir ñu mën a yor xale yi yoreen bu rafet waaye moom ay xale rek ci mbedd kooku wax dëgg yàlla fas yéene nañ dindi loolu pare nañ nag pour jàppale ñi nga xam ne ñoo soxlañ ndimbal li waaye dootuñu bàyyi wax dëgg yàlla gone yi di taxawal ci mbedd mi loolu mooy kàddu yi ma bëggoon wax di sant bu baax di gërëm di ñaanal ñëpp jàmm di wax ñëpp nañu ñu jéggal nañu ñëpp yal nañu yàlla may ñu fekkee waxtu wi doon amin mu mel ni kàddu yi nga xamante ne président de la république rotal na ko fi leer na ba tax na rek ñuy ñaan yàlla li nga xamante ne yéen gouvernement bi am na ko ngir
jëlee xale yi ci mbedd bi di yelwaan mu doon loo xamante ne luy antu la wante loolu nag pour mu am il faut que participation yi ñëpp ku nekk maanaam dugal ci loxoom bu ko defee rek li nga xamante ne am nañ ko ci yéene mu mën a sotti parce que président de la république dellu si na ñaax tàllal loxoom ñi nga xamante ne tamit ñooy kër diine yi waa daara yi bu ko defee ñi nga xamante ne tamit ñooy yelwaan loo xale yi ñu xam naka la ñuy def rek ngir lu nu mel mën a dañ ndaxte des fois dañuy faral di gis naka sudul noonu ci mbedd mi ay xale yoo xamante ne dañuy yelwaan ba ay xaaju guddi te loolu moom daanaka bokkul ci li nga xamante ne moom la diine santaane di wax ne Sénégal moom dëkk diine la daara yi bëri nañ fi waaye nag li ñu gis jamono ji moom dafa jéggi dayoo ba tax na rek ñuy encourager di féliciter gouvernement bi ci volonté bi nga xamante ne jël na ko rek ngir jëlee fi li nga xamante ne moo di xale yi di yalwaan ci mbedd bi di fàttali rek ne loolu sax tax na ba CEDEAO daal di féliciter gouvernement bu Sénégal ci décision bi nga xamante ne jël na ko ngir jëlee ci mbedd bi xale yi nga xamante ne dañuy yalwaan ci mbedd yi muy loo xamante ne souvent day woroog li nga xamante ne moo tax ñu yóbbu leen ci daara yi ndaxte moom xale donte yalwaan bi am na ñoo xamante ne sax dañ koy légitimer wante nag teewul benn yoon mu jiital li nga xamante ne moo di njàng mi nga xamante ne moo tax ñu yóbbu ko ci fi nga xamante ne moo di daara yi naka noonu nag comme ni ngeen koy gisee ni ci image yi kilifa yaa ngi génn ngir daal di ñibbi gannaaw bi ñu joxee li nga xamante ne moo di farata bi ba noppi mooy ñaari raaka yi ba noppi après daal di siy teg li nga xamante ne moo di xutba bi muy xutba bu am solo di fàttali rek ne moom xutba moom day sukkandiku rek ci actualité comme ni nga xamante ne gisee nañ ko ni ko imam Alioune Moussa Samba daal di waxee dellu si jàmm ji nga xamante ne moo war a lal lépp loo xamante ne doxalin la ci réew ndaxte jàmm moom dañuy faral di wax ne ci la lépp xeej naka noonu président de la république tamit moom bi mu jëlee kàddoom daal dinay tàllal loxoom ñi nga xamante ne ñoo nekk kilifa diine yi ñi nga xamante ne ñoo yore daara yi ngir ku nekk dugal seen loxoom bu ko defee nag li nga xamante ne moom la ñu bëgg mu daal di antu ñoo comme ni ngeen koy gisee nii nag ci image yi auto président mooy génn noonu grande mosquée daal di wutali rek fi nga xamante ne moo di palais de la république gannaaw ba nga xamante ne joxe na ñaari rakka yi ba noppi daal di délivrer message am ñi nga xamante ne ñoo di askanu Sénégal comme ni mu koy faral di defee saay su ne donc mesdames messieurs nous tenons à rappeler que ce mercredi 6 juillet 2016 le Sénégal a célébré dans l'unité sur l'ensemble du territoire national la fête de Korité, ce qui n'est pas arrivé depuis belle lurette. Nous prions tout simplement pour que la Tabaski aussi soit pareil et qu'on puisse fêter cela à l'unanimité pour les autres années aussi à venir. Donc nous prions tout simplement qu'Allah exauce toutes nos prières et nous gratifie de tous les bienfaits de ce mois béni. Déwénati baal ñu ak baal nañ leen. À vous Triangle Sud. nañu wax ndaanaan yu mag yi. nañu tëdd nañu nelaw ñu xam ne relève baa ngi nii. L'héritière d'un talent. Une grande dame. Inch'Allah Aïda mi du egg suuf mukk. Une place. Bi di traverse suñu ginnaaw couleuru taxi yi. Une amitié confirmée. Un plateau. C'était un rêve ma partager ak yow un plateau. Aïda Samb en live sur la RTS 1. Diouf yow noo mën a ñëwee romb ma Aliou sama kër te nuyu woo ma. Ndeye Sine damaa bëgg nga waxtaan ak Serigne li muy dund nii dafa difficile trop
situation bi mu nekk nii man sax comprendre ma ko. waaw je suis choquée yëgu ma tiinu ma bu ko di may indil ay problème damay wax ay wax police. xam nga nooy def ma baa di naa ko gérer. tey moom xuloo indiwuma fi xeex indiwuma fi. ku ma jël nga bëgg maa cale ma génn la ci biti jël keneen dugal ci biir kër gi kooku yow su yoon néew ci yow li nga war a lijjanti xam nga mooy lan lii ma la wax mooy nga dem lijjanti ci sama këyitu kër parce que yow laa ko joxoon ba ca des xaalis ma leen joxoon tamit nañ ma ko delloo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الإخوة والأخوات المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي جاكلو ñun gannaaw bi nu leen nuyoo ñoo ngi leen di ndokkeel ci bis bu mag bi nga xam ne moo di bisu Eidul Fitril Mubarak maanaam mooy bis bi nga xam ne tey mooy bisu Korité bi xam ngeen ñoo ngi woor nañu jëfee ndigal yàlla yim li mu joxe jaarale ko ci sallallahu alayhi wa sallam muy weeru koor wu mag bi ñu woor ko ci kaw ni nga xamee ne ni la ko alquran indee jëlee fa yàlla jaar ci sallallahu alayhi wa sallam ñu war ko ba alhamdulilah weer wi jeex na jàmm ni ki biig kon tey di bisu Korité bi ñoo ngi leen di ndokkeel ci bis bi di bis boo xam ne bis bu rëy la ci lislaam ndax mi ngi jógee gannaaw ci koor gi jaamu yàlla gu rëy googule ñu xëy na ngir nekk ci feet googu nga xam ne moo di feetu Korité ñu koy wax Eidul Fitril Mubarak mbokk yi jàkkaarloo ñun ni ngeen ko xamee ne amul dara loo xam ne ci wàll woowu loo am na luy nëbb wala déet xam ngeen ne ci aada ci mboolem jamono yi ak mboolem xeet yi jiitoon yépp ak jamono yépp dañoo jàppoon bés boo xam ne moom la ñuy tuddee seen bésu feet wala boog ñu jël ay bés yoo xam ne bés yooyu moom la ñuy tuddee bési feet bés yu danañu ca dajee ñoom ñépp ànde ca bég ca lool ngir jàmm ji nga xam ne moom la ñuy am ci boobule bés ak li ko waraloon ba cay agsi kon loolu moo tax tey di bés boo xam ne bu rëy la muy bisu feetu Korité ndax xam ngeen ne weeru koor ni mu toll ñi doom xëy di ko woor ba guddi ñu koy jaamu yàlla booleeg jàng alxuraan booleeg def lu baax ak dimbalante ba li nga xam ne weer wi ni ko borom bi waxe woon ci hadisul xudusi waxoon ne weeru koor man maa koy fayal sama bopp ndax waa ji bay na lekkam bay naanam ngir man kon nag maa koy fayal sama bopp kon fay googule yan na yàlla dogal mu fay goo xam ne gu ëpp la ci doomu aadama yépp waaye yàlla bu mu nekkee sunu mujj koor ngir mujj fay ak yàlla dinu fayal ci koor googule. L'imam donc vient de pénétrer dans la mosquée et on entend des voix rendant gloire, grâce et hymne à Dieu. Donc, sans doute incessamment, nous allons commencer la prière. Oui, on va la commencer tantôt. Okay. Mais, ce qui est
Ce qui est extraordinaire, le grand seigneur de Dakar, El Hadji Abdoulaye Diop Mokhtar, il est là, comme toujours bien habillé, mais il a un cachet particulier. Le président de la République est là, c'est la haie d'honneur. C'est un hommage à Dieu. C'est gloire et grâce à Dieu. Il est là, l'imam, le patron des lieux. di fàttali rek na ñu ngi ci grande mosquée bu Dakar imam bi yegsi na. julli gi ñaari rakka la rakka bu njëkk bi juróom ñaari kabbar la rakku ñaareel bi juróomi kabbar la allahu akbar 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غطاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne ñu ngi ci grande mosquée bu Dakar ngir teewee li nga xamante ne moo di julli korité bi waa doyen Bachir gannaaw imam bu mu taxawalee li nga xamante ne moo di ñaari raka yi ba pare loo mën a xaar ci li nga xamante ne moo di xutba bi mu war a joxe. nu moo di rek wéetal yàlla bàkk ko sant ko bu ko defee itam mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax lu jëm ci bés bi waaye nag wax ak julli ji itam ci xew-xew yi ak jikko yi loolu warugaru yëlimaan la ma ngoog nag gannaaw bi mu jullee ba pare mi ngi saafonte di nuyoonteeg kilifa yi fi teew ndax bi mu ñëwee moom li dégmaloon ci moom rek mooy dem wuy ji boromam rek def na ko ba pare léegi dinañu déglu insha allahu xutba bi bu ko defee yi si am yépp nag mu doon lu dinañu mën jëriñ ba mën fay dellu seeti ndax xutba dafa bokk ci julli gi naka noonu jumaa itam xutba jumaa bu amul xutba jumaa amu fa loo tax xutba bi dafa gis nga jigéen ñi génn nañu yenent bi daan na leen génne même ñi nga xam ne duñu nekk gisoon réegal nekk ci baax yenent bi daf leen daan génne waaye daf leen daan ber ndax nee na li nekk ci xéewal ci bés bi naka ñëpp teewee looloo tax gis nga jigéen ñi génn nañu beru noonu la ndax yenent bee ko jàngale. waaw mais doyen mu mel ni am na ñoo xamante ne déjà ñu ngi jóg loolu looy wax ci loolu. yàkkamte rek gis nga. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله مقلب الليل والنهار ليعمل فيهما المجدون ولينشط فيهما الخاملون والله عليم حكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اغتنموا كل أوقاتهم في فعل الخيرات والبر والصناع الجميل والمعروف أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه أيها الإخوة المسلمون لقد كان شهر رمضان شهرا فاضلا ملأنا نورا وزودنا بالتقوى وارتفع بأرواحنا إلى أنفاس الملائكة المقربين وكانت رحلته رحلة بعيدة المدى في بعث الروح وتحذيب الخلق وتعويد الصبر وتعليم القناعة والرضا وتمرين المسلم على أداء الصلوات في أوقاتها وتتريبها على الإكثار من نوافلها حتى يخرج من شهر رمضان عبدا ربانيا أو إنسانا ملائكيا يحظى برعاية الله ويسعد بمحبته ورضوانه فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعوذنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، فشهر رمضان كان مدرسة التعذيب والتحضيض ومدرسة الطهر والأخلاق ومدرسة المعرفة والرضوان ومدرسة القناعة والإحسان. فطوبى لعبد ذاق حلاوة العبادة وطعم طعم الإيمان وتمتع بطاعة الرحمن فتمسك بحبل التقوى وظل مقبلا على مائدة الطاعة ولم يترك ذلك الطعام الطيب من رضوان الله حتى نال الدرجات العلى عند مليك مقتدر. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا بما كانوا يفعلون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أبدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tey jii mooy bés bi nga xamee ne mooy bésu korite. bésu korite nag mooy bés boo xam ne araam na ku ci woor. xam naa ne ñépp génn nañ seeni miiru koor bi ñu lan ñëw. الدنيا والآخرة خير وبقى إنها ضال في الصوف الأولى صوف إبراهيم وموسى. الله أكبر حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر